الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp gën jee tedd nuyu di leen ziar di leen tatagal ak di leen màggal ci jamono yi ñu nekk muy jamono mawlid di si ñaan yàlla defal ñu tawfiix ak taysiir bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. tey nag ñu ñëw ci benn waxtaan bu am solo xaw a ute nag ak liñ ñu xamee ndax dañoo gën a prononcé wu sur les aspects politiques de ce pays, surtout sur la finance nga xam ne mooy suñu yënguwaay. tey nag ñuy laal benn aspect complémentaire mooy la religion. Actualité moo ñu si invité ba pare obligé ñu si ñu bokk nag si nga xam ne dañoo gëm ne politique ak religion mënuñu leen dissocier. dafa mel ni ku bëgg a teqali jëmm ak ruux ñaar yooyu kenn mënu leen teqali. donc dans la politique on prévoit ba si le domaine religieux est prévu dans la politique, et dans la religion il y a des aspects politiques, il y a une politique de la religion. donc ñaar yi wax dëgg yàlla sos seeg def ci lañ. donc dama bokk si ñu gëm ni saa ñu jéemee teqali cette vision laïciste là wala bokk laïcisé. La laïcité, c'est quelque chose bi nga xam ne ça a été le combat de la maçonnerie. La franc-maçonnerie moo ko xeex. yaakaar dem liiri bind Talmer ba muy bind sur la révolution ngay gis ne cette révolution là elle a été franc-maçonne en France en tout cas, et même aux États-Unis. donc c'est des maçons, ñoom Danton, ñoom Robespierre, ñoom Mirabeau, ils ont écrit, ñoom c'est des francs-maçons. donc ils ont voulu tëj l'église après tamit tëj tamit la monarchie parce que ça a dérangé, ça a gêné. donc principe bu laïcité boobu wax dëgg yàlla xaw na dugg qui correspondait à une évolution en tout cas de la société française, n'était en rien du tout une réalité sénégalaise ba ñu war ko incorporer dans notre corpus. Voilà suñu dëkk bëgg ñu ko imposer. aujourd'hui nag dafa am leen li xam ne daf ñu amal solo wax dëgg yàlla Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ko wax ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu imma bi yadika fa in lam tastati' fa bi lisanika fa in lam tastati' fa bi qalbika mu ne wa zalika ad'aful iman. donc wareef la ñu am saa ñu gisee li nga xam ne yoonuwul ñu wax si ñu jëm ko soppi par suñu loxo. Yooyu loxo la wax, loxo mooy nga def si. def nag nekkul ñëpp la ko yàlla may, ñu yàlla ngànk nguur la may ñi mën a def seen loxo. mu ne wala bokk sa làmmin mooy nga def ci sa xam-xam nga leeral ko. lii boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñu leen di déglu yàlla fi leen ko sas. mu ne boo mënul ñaar yëpp nag mu ne nga mettitlu ko sa xol xam ni mooy martaba bu gën a ndaw ci biir iman. Aujourd'hui Sénégal dafa am un problème lié à la religion. du ma wax sax ni problème la, mais dafa am li nga xam ne mu ngi raam te lii raam si ñag ba la jëm. te nit ñi dañoo war a beaucoup plus être dans la prospective di xool di jéem a séentu li nga xam ne ñëwagul di ko jéem a saafara. dañuy wax ne kenn gënta ne ko dof kiy jéem a xeex mbir ci ay jeexitam bañ a xool ay li ko sabab li ko andi. donc il nous faut aller vers les causes te bàyyi effets yi fekkee ne on veut solutionner les problèmes. dëgg nag ñetti mbir la. nit dafa wax dëgg te nekkul moo ko war a wax, wala mu wax dëgg ki nga xamee waru ko koo wax, wala mu waxee ko fiñ ko warul a waxee, wala mu wax ko jamono bi nga xam ne dëgg wax ko jotagul. lii moo andi problème, waaye dëgg en tant que tel warta andi problème. ñun nag balaa ñuy dugg ci biir li ñu tax a jug il faut ñu leeral ni ñun tasawuf la ñu nàmpatalee. donc dañoo bokk si nga xam ne comme la majorité des Sénégalais dañ di ay jullit, ñu ngi si diin l'islam, waaye ci biir diin l'islam am nañu kuréel bi nga xam ne daal dugg nañ gis ni suñu suluk maanaam suñu dox ci diine suñ ko jaaree ci yoon sàngam ci la ñuy gën a am lu dëppoo ak ngërmande borom bi subhanahu wa taala nga xam ne mooy seule chose bi nga xam ne moo tax a jug tarixa yëpp. donc tarixa yi ñoom ñëpp sawaan alayhim ñoom ñëpp ñoo yem kepp, ñoo bokk objectif. seen objectif lan la
yóbbu la ci yàlla. Mu am nag ay cas d'école yu ma ñu seetlu temps si dëkk bi aussi bien dans la tijaniya que dans la mouridiya. Man je préfère wax mouridiya que mouridisme parce que ñu bëri ñuy wax mouridisme comprendre ñu ki nga xam ne mooy le père biologique de ce mot là. Il s'appelle Paul Marty. Donc moom mooy le pionnier moom mooy ki njëkk def ay études ci Cheikh Ahmadou Bamba ak ci kuréelam ñu bëri xamuñu ko bind na lu bëri nag wax dëgg yàlla li ñuy wax ne ba ñu créer ce qu'on appelle le bureau politique dans le bureau politique ba ñuy créer la cellule des affaires musulmanes jox ko benn officier nga xam ne kon tubaab bi yàgg nañu comprendre l'aspect religieux du Sénégal dañ ko yàgg comprendre ba créer benn bureau bi nga xam ne qui va gérer les affaires islamiques donc bureau boobu ni jox ko un officier bi nga xam ne pour gëstu jullit yi la kooku ñuy wax Paul Marty nag moom dafa xamoon sax arabisant la woon donc il a fait l'étude soo xoolee étude sur l'islam au Sénégal bon 1917 moom moo ko bind étude sur l'islam en Côte d'Ivoire mu ngi ko bind en 1922 étude sur l'islam et les tribus du Soudan mu ngi ko bind en 1920 étude sur l'islam ak les tribus mours maanaam les Brakna le cas des Brakna mu ngi ko bind en 1921 étude sur l'islam mour Cheikh Sidiya waaw gis nga mu ngi ko bind en 1900 boobu la njëkkoon bind étude sur l'islam en Guinée le Fouta Djallon mu ngi ko bind en 1921 xool ni kon kii li ñuy woowee AOF tey bind na ci AOF bi yëpp étude islam nan la fa comporté woo ci dëkk yooyu quels sont ses tenants et aboutissants lan moo ko téye lan moo ko taxawal lan moo ko doxal kooku noonu li muy woowee moom mouridisme c'est quelque chose d'antagonique par rapport ak lu Cheikh Ahmadou Bamba woote Cheikh Ahmadou Bamba woolu mouridisme mouridiya la wax mouridisme boobu nag moom mu ko définir comme benn faction bi nga xam ne qui est contradictoire avec l'islam faction bi nga xam ne mysticisme la ak hérésie la dans l'islam ce qui est faux Cheikh Ahmadou Bamba ñi ko présenté nañ ko présenté comme ki nga xam ne mujaddid la al mujaddid nag ñëwul pour yokk wala muy wàññi ndax diine gi yéen dafa ne al yawma akmaltu lakum diinakum diine bi dafa mat a pare diine bi Cheikh Ahmadou Bamba mënu ko mottali Cheikh Ahmad Tijani Chérif mënu ko mottali waaw ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo wéral ne al yawma akmaltu lakum diinakum donc seen diine matal naa ko donc il faut def très attention donte ñu ngi ci tasawuf waaye tasawuf ñëwul pour uute ak li islam andi tasawuf dafa ñëw rek di la tàggat ci biir islam waaye yokkuñu te wàññiwuñu lii dafa leer ñu dafa baax ñu leeral ko donc mu am ñaari xew-xew yi nga xam ne wala boog ñetti xew-xew yi nga xam ne bëgg nañ ci am jàngat pour gën a mën a comprendre cet aspect de la déviance religieuse au Sénégal par rapport ak les fondateurs des voies fii au Sénégal benn bi di la cas Assane Diouf ak sëñ Bass Abdou Khadre c'est un cas bi nga xam ne aujourd'hui dafa dugg léegi dans l'histoire même religieuse et politique du Sénégal ndax lu extraordinaire la qu'est-ce qui s'est passé Assane Diouf est quelqu'un bi nga xam ne gars yi c'est l'insulteur public numéro 1 au Sénégal am na ay fans am na ñi nga xam ne dañ ko jéppi bon je ne m'inscris ni dans l'un ni dans l'autre mais dans le cas d'espèce bi nga xam moo ñu tax a jóg il s'est prononcé ci sëñ Bass Abdou Khadre mais rappelons que avant mu wax sëñ Bass Abdou Khadre wax na si Macky Sall nga xam ne mooy le président du Sénégal c'est-à-dire que moom mooy ki jiitum réew mi ki nga xam ne yàlla moo ko jox premier malaan ba pare dëkk bi tamit def ko mu dépositaire du suffrage universel des Sénégalais amaat deuxième malaan bi nga xam ne lii suffrage moo ko jox saaga na ko te dara fekk ko si mu jóge fa nag wax sëñ Bass Abdou Khadre te saagaw ko déglu naa audio yi déglu naa vidéo bi saagaw ko mais wax na ni que il trouve sëñ Bass très très riche et que war na leeral richesse am wax bii warul mettre sëñ Bass Abdou Khadre nii ñi ànd ak moom pour deux raisons primo mooy que les autorités politico-religieuses ñaar ñi ñoo ngi dëkk bi la mafia religieuse et politique de ce pays xam nañ ko xam nañ état du Sénégal naka lay marché xam nañ les fonds noirs fan la jëm maanaam les caisses noires ak les fonds privés yëpp yi nga xam ne le président daf ko yor dans son entier pouvoir discrétionnaire di si nger ay politiciens peut di ci geraale ay sëriñ ak ñi nga xam ne ñooy ñi cogg maanaam ñi wër sëriñ yi lii c'est un fait au Sénégal te yàgg na fi c'est pas du Macky Sall mu ko tàmbali. donc macha allah donc xanaa di tàggatoo rek di tàkkalikoo di santati yàlla beneen yoon. ba ñu yàlla may defal ñu tawfiix ba ñu mën a jokkoo ak yéen ci li nga xam ne wax dëgg yàlla soxal nañu
ñu ràññee nag bu baax a baax ña sancoon ak ñi leen wuutu ñi xam ne wuute am na donc ñi bañ a jaawatle nag ñi bañ a jaawatle ba pare bañ a fàtte ni que turuq yépp comme lu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waxoon qaddasallahu sirrahu dafa waxoon ne al wali la yaati bi charin jadidin mu ne walakin yaati bi fahmin jadid mu ne waliyu munu fi andi charia bu bees maanaam ci yàlla chariam bi yàlla bi ne nangam chariam bi naan laa tafal wala ifal waliyu munu ko soppi amul maqaama boobu waaye nag waliyu am na tawféexu yàlla may ko ay déggin ak ay compréhension yu bees te loolu dafay dëggal yoon bi sa sama waxoon ne man yuridullahu bihi l xayri yufaqihu fi diin ku yàlla bëgg la xewal wax dëgg yàlla daf koy comprendre loo diineem donc ñi comprendre bu baax a baax lan mooy mission tarixa yi tarixa yi ñëwuñu pour yàq diine te ñëwuñu pour féewale jullit ñi il faut nit yi bàyyi xel bu baax a baax ci loolu jamono bii da ngay gis ñu bëri léegi même dans les réseaux sociaux dañuy commencé bëgg xëcc par force tarixa bi xëcc non man taalibi Sëriñ Tuubaa rek point xaw ma lan ak lan ki ne non Seydil Hadji Malick kenn du moom ki ne non Baye Niass Kott non du lii taxul woon mag ñi woote ay tarixa mag yi dañoo ñëwoon di yar jullit ñi di leen tàggat ku nekk ak mën-mënam ku nekk ak tolluwaay fa mel comme ay faculté ku dem faculté de droit ak ki dem faculté médecine ñoom ñaar kenn gënu si moromam ku nekk dafa war a jàng jeexal cursus scolaire am doctorat génn commencé servir dëkk bi lii mooy tarixa yi donc dafa bokk nag ci maandu te islam bu ñu fàtte ni ñetti martaba la diine bi dafa am lu ñuy wax al islam am lu ñuy wax al iman am lu ñuy wax al ihsan boobu mooy li ñor mooy li ñu soxal ñun si diine gi te loolu mooy la spiritualité boobu nag ki koy dund warlu am temps wu xuloo wala temps wu sonalante wala temps wu jaxasoo wala temps wu histoire kooku onde yu négatif yuy nekk ci moom sax daf koy jéem a libéré génne ko ci moom pour mën a nekk un citoyen utile ndax yonent sa sam moo ne ku gën ci yéen mooy ku gën a utile à la communauté utilité boobu du ay saagante du ay xeex donc encore une fois man dama gis li ma gis noonu daf ma metti gis ay genre nervi ak seen ay survêtement ñi taxaw ñii yor ay xeer ñii yor bant ñeen di wax di saaga ay day naan dañuy rey kii dañ koy liquider dañ koy lyncher lii bokkul ci islam donc aujourd'hui il y a un problème au Sénégal kon ñoom ay sëriñ nga xam ne comme je le dis chaque fois naa gars yi bu ñu wax ne politique ak islam ànd nañ mais y a une manière de le faire islam mënul exclure politique ndax islam politique moo ko lal moo ko màggal mais nag attention il faut savoir raison garder donc dans les réseaux sociaux adversité bi ngay bëgg andi bëgg ko jël au nom des marabouts moo dul dëgg sët wala doom yi nga xam ne ñu ngi jéem a suqat loolu ay saay-saay lañu te ay seytaane lañu war ñu leen topp nit dafa war a xam lan mooy li ko war ku taxaw ne man taalibe Cheikh Ahmadou Bamba laa demal nga gëstu ay bindu Cheikh Ahmadou Bamba nga xam nan la Cheikh Ahmadou Bamba dundee soo xoolee dundam war na la doy jàng nga xool bindam war na la yar war la tàggat ku ne taalibe Cheikh Ahmad Tijani Chérif laa defal kazalika di nga gis ñooñu ñëpp ils étaient pas du tout violents ils n'avaient pas prôné la violence ni la tuerie ni ay xiiroo ŋaayoo non dañ ko dépassé woon donc bokk na nag si ay règles de bon voisinage nag wax dëgg yàlla bu dee Sénégal dañoo wax ni jullit yi 90% yi la gaa yi wax ne ay jullit lañu man dama bokk suñu gëm ne jullit yi matuñu 5% man loolu laa gëm mais règle de bon voisinage moo def ne jullit yooyu si biir jullit yooyu si am ñi nga xam ne neen ñoom ay taalibe tijaan lañu am ñeen ne ñoom ay xaadir lañu ñeen ne ñoom ay murid lañu ñeneen ñi ne ñoom laayeen lañu ñeen ne ñoom bokkuñu fenn amuñu tarixa il préfère daal vivre brut lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale ñeen ne ñoom ay wahhabite lañu donc on a des confessions différentes waaye différence yooyu du ay différence yu war a opposer jullit ñi différence yu war a boole jullit yi la et encore une fois la base islam la war a nekk na gaa yi xam seen diine ku xamul diineem il devient un danger pour la communauté il devient un danger pour lui-même et un danger pour les autres na gaa yi jàngi c'est pas pour rien yonent bi sallallahu alayhi wasallam premier aaya bi ko yàlla wàccee yàlla ne ko iqra jàngal donc na gaa yi jàng léegi nag règle de bon voisinage yooyu moo ñu war a yóbbee bu dee man dama ne man ibaadu laa mooy yàlla xam ne nekkuma ko nag am naa tarixa comme ñëpp
waaye boo ko ibaadu laa nag samay pas sama ngëm-ngëm ne ma lii bidaa la waaye bidaa boobu kii nga xam dafa jàpp ni moom loolu dafa war mais naa ko bàyyee par respect. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dund ak ay yéeféer biir màq fii dama ragal ni ñëpp kenn du fi yéeféer xanaa waaye moom ay yéeféer dundal te ak yéeféer yooyu il était tolérant il était respectueux musul dingat yéeféer tooñ na ko mu baal ko yéeféer nekk di ko sànni ay mbalit mu dem di ko nemmeeku yéeféer xas na ko mu retaan ko waaw moom la yàlla wax ne roy leen ko yàlla waxul ñu roy Sëriñ Tuubaa di waxul ñu roy Cheikh Tidiane waxul ñu roy leen Cheikh Abdul Xaadir Jilaani yàlla fa ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon yàlla kum ñu royloo mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sëriñu gaay yëpp fii Sénégal mooy seen sëriñ ñoom ñëpp moom la ñu gëm seen bind yëpp ku ñu bind dañuy wax ne ñoom di ko tagg naan maay bëkk néegam maay mindaanam maay lii maay lee maa ko gën a jege loolu la suñu gaay yi fii woote ñu fi leneen kon na gaay yi ànd ak xel ànd ak maandu te nekk nit surtout ci wàllu tarixa ndax idéologie politique ay jamono néewoon na fi ba bëgg opposer ay doomu aadama fii Sénégal à l'université donc tarixa yi ñu koy bëgg inscrire ci benn même mouvance boobu te tarixa yi nekkuñu foofu c'est pas des idéologies politiques ni philosophiques tarixa yi c'est des codes de vie yi nga xam ne ñu ko nuroo te yëgandoo ko ñoo ko war a dundandoo ba pare nekk taw féex nag ñeel ñëpp dañu laaj sëñ bu mag bu ñuy wax Cheikh Ibrahima Niass laaj ko ne ko lan mooy éducation spirituelle ci yow éducation on l'appelle at tarbiya bañ ko ne lan mooy éducation dafa ne at tarbiyatu indi mu ne taxlisu nafsi min kulli ma siwa allahi tabaraka wa taala wa taslimuha ilahu mu ne tarbiya ci man de mooy sellal bakkan bi ci lépp lu dul yàlla ba pare jébbal ko yàlla kese nag du am benn borom bu dul yàlla lii mooy yar ci moom donc ku ñu yar wax dëgg yàlla am na xaal bu mu nekk am na marta bu mu toll nekk na ki nga xam ne dañ koo defar ku ñu defar nag du jug di yàq ku ñu defar lu mu defaree lay xalaat ak lay set waaye pas di yàq donc yàq bokkul ci islam alquran moo ñu woo nañu laa tufsidu fil ard bu leen jaxase suuf bu leen semer le bordel sur terre baada islaahiha ginnaaw bañ ko sellalee ñun nag jot nañu islaaxul islaax ndax yonent bi saa sam ñëw na am na ñu ko wuutu ndax al ulamaa warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo wuutu yonent bi saa sam ñoo ko donn ñu donn yonent bi ñoo leen fekk ñu fi ñoo tamit andil ñu defar ñu maanaam ils ont actualisé l'enseignement prophétique dans notre temps et dans notre culture lii kese mooy li ñu war a comprendre ci action suñu sëriñ yi donc nañu dellu ci xel yi te nekk nit daal la yàlla waxal yàlla neen daal ci alxuraan sax yàlla nee na message am li ulil albab la c'est pour les gens doués de raison donc man je condamne sévèrement temps yi li xew jamono bii temps yi ci turuuk yépp nag laa wax lu ay nit jug naan dañuy dóoraate pour se faire justice dafay gën a témoigner que l'état est fragile on n'a pas d'état au Sénégal c'est une réalité c'est un fait on a un état à genoux parce que l'État est incarné par des gens de très moindre valeur. C'est pas quelque chose de fortuit. Hein? Au Sénégal, la politique est plus intéressée par des gens les plus médiocres en tout cas, les plus pauvres en qualité morale et intellectuelle. Nous avons beaucoup de politique. Donc c'est ceux qui nous dirigent. Donc, et c'est dommage. Dans la religion, nous commençons à faire ça. Les politiciens nous commencent à coacher des religieux, à faire des courtiers politiques. Et je pense que ñoom waruñu ko nangu donc diine taxawaayam gën na féete kaw taxawaayu politique ndax bu ñu fàtte ni nee naa la tarixa yi ñoo fi jiitu parti yi fii au Sénégal tarixa yi depuis le 18e siècle ñu ngi fi les partis yom ñëpp 19e 20e siècle bi lañ fi ñëw Sénégal donc dañu xoolaat bu baax a baax rapport yi entre la politique et la religion nañ ci ñëwaat incha allah ci yeneen vidéo di leen remercier di leen wax asalaam macha allah donc ñu doon wax ne am ay xew-xew yu am Sénégal yi nga xam ne war nañ ci am jàngat avec franchise nag ndax it sa sam laajoon nañ ko ayu islaamul xayr si di mu jiitoo dafa ne al insaafu min nafsika mooy mu ne bañ a faral seen bopp te ñun ummatul islam ñun umma bi yëpp war ñu faral suñu bopp donc Assane donc je disais que saagawul Sëñ Bass il a demandé légitimement
ce que tout le monde sait mu ñi xam ni réalité le Sénégal et donc foofu wax dëgg yàlla li di jekkoon rek moo nekkoon ñi leeral ko xamal ko ne ko man de wax dëgg yàlla taxuma defuma dara lu aay donte lu xaw a jafe la ndax sëñ Bass Abdou Khadre wax dëgg yàlla il est relativement jeune en tant que chef religieux. C'est quelqu'un bi nga xam ne xamuñu ko ci liggéey maanaam nekkul ku ñu xam ci am ay entreprise wala ci et cetera xamee ko ci loolu wax dëgg yàlla li ñu ko xam mooy fonction de porte-parole la am de la famille de Cheikh Amadou Bamba et donc loolu tamit wax dëgg yàlla tax na il brasse des milliards ndax ku xool ay këram fii à Dakar ay sortem en France Monaco lay dal ci ay suites yi nga xam ne ay prince ak ay roi ñoo fay tëdd wax dëgg yàlla li ko Assane Diouf kon wax kon c'est pas très méchant pour xissa dañuy xool histoire Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab mooy amirul mominin moo gën ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñooñu ñoo gën képp ku baax ku am ci àdduna bi kon Umar ibn Khattab moo gën Cheikh Umar Foutiyou bii wàccoon fii si Fouta moo gën Seydi Hadji Malick bu nekkoon fii Tivaouane moo gën Cheikh Amadou Bamba bi nekkoon foofu ci Njaaréem moo gën El Hadj Ibrahima Niass ak ay ñoñam fee ci Kaolack moo gën maam Boukounta Niassane moo gën maam Limaamu Laay fii ci Yoff ñii ñëpp wax dëgg yàlla Umar ibn Khattab moo leen gën waaw Umar ibn Khattab génn na dem en expédition militaire bañ fa génnee ñibbisi ñu am butin de guerre ndax jullit yi dañu amul butin ñu partagé ko ku nekk am ci benn yére ba mu ñibbee këram le lendemain mu ñëw war a def xutba gars yi gis ko mu sol ñaar mu tàmbali xutba benn jug am fula ba bëgg a dee ne ko déet yaa amirul mu'minin déet doo ñu waar de balaa nga ñëw waar foog nga leeral ñu lu tax ñëpp ñu am benn yow nga am ñaar ndeysaan Umar leen macha allah xamoon naa ne laaj bi dina ñëw waaw ndax Umar mooy waxoon na leen topp leen ma tànk maa ngi juste topp leen ma donc lii mooy la règle ci islam la lay jàngale Umar woo doom Abdoulaye ibnu Umar ne ko kaay mu ñëw mu ne ko leeral ñii lu xew Abdoulaye ibnu Umar leen waaw man tamit dama amoon benn comme yéen ñëpp démb fekkee ngeen ko gaay ne ko waaw mu leen nag maa jël sama bos may ko sama pap ndax dafa nekk ku am gabari njool te yërëm bi dama xam ne daf koo gàtt ma bañ koo sonal ci fitna moo tax ma jox ko sama bos mu doole ko si gars yi ne ko waaw macha allah ne kon nag yaa abil moom mën nga ñu waar donc dafa am benn légitimité ci islam balaa ngaa waar gaañi nga nit ñi xam ni kii il est propre xam ni kii il est nickel lii c'est une exigence religieuse lii du problème mu tarixa lii religion moo ko obligé n'est-ce pas donc sànq rek maa ngi leeral ne ki bind mouridisme muy Paul Marty amul lu mu yàqul tarixa bi donc man je préfère mouridiya ndax loolu la Cheikh Amadou Bamba woote donc doo dégg fii ñu ne tijanisme Sénégal dañ ko fi wax on parle de tijaniya doo dégg ñu ne qadirisme on parle de qadriya donc na gars yi exige tamit ñuy wax mouridiya en lieu et place de mouridisme boobu li ci làqu ci ginnaaw lu négatif lu bëri la li nga xam ne lañ ci ñëwaat après incha allah ci yeneen vision donc la règle loolu moo naroon nekk la règle su ko defoon kese mu jeex ñi xam ne kii topp na islam mais li gën a grave mooy lu tax ay nit jukk mel ni ay nervi ay nit jukk ñu am ñu ci ràññee xam nañ leen dégg seen ay kàddu ñu ànd seeg ay saaga ndey ñi yor ay bant yëpp ne dañuy dóor ku ñuy wax Assane Diouf lii bokkul tasawuf bokkul ci islam Sëñ Tuubaa du ko ñuy xeexal du ko ñuy saagal nekkul loolu la woo jullit ñi Sëñ Tuubaa ku ñuy liggéeyal la ku ñuy topp la wax dëgg yàlla donc lii gars yi tàmbali bëgg ko askanee yoon bi ne si yoonu muridiyya la bokk si du dëgg te du islam te yoon boobu sosuñu ko lu may ci kaw islam su amee leen lu uteeg islam dañ koy dàq loolu mooy dëgg ndax ki sant yoon bi loolu la woote donc il est bon ñu am compréhension ci li xew xam ci li nga nekk lan la ndax ñàkk formation ci wàllu diine dafay lor doomu aadama ba su duggee si tariqa dafay yàq donc ku ñu yar ci diine du saaga ndey ku ñu yar si diine du violent diine soxlul violence Cheikh Amadou Bamba ci boobu nga xam ne mooy kii sanc tariqa boobu bañ ko sonalee buntu xatal ko te tubaab bi ñoo ko def dafa bind ne man baal naa leen donc le chemin du pardon la woo doomu aadama yi te kooku dañ koo tooñ fitnaal ko sonal jëmmam fortiori ki nga xam ne kenn tooñu ko kenn fitnaalu ko kenn saagaw ko donc warul générer de la violence muy ñaar beneen xew-xew bu doy waar bi nga xam ne tamit lu ñu war a ab jàngat la mooy
jotaayu président de la République Macky Sall jotaay bu mu am ci wetu la xalif de Tijaan de Tivaouane sëñ Mbaye Sy Mansour sëñ Pape Malick Sy nekkoon ku doon modéré waxtaan bi boo ko xoolee waxtaan bi dafa nuroog waxtaanu àdduna jotaay bi dafa meloon comme Sorano lii du problème bu diine du loolu ki sànc foofu it muy Seydi Hadji Malick woowuñu woon ci genre jotaay yooyu ku sunnit la woon ku respecté woon charia la waxuma sax moom doom Seydi Abdoul Aziz Dabakh déglu naa ko man mu toog nii waxtaan di tàcc mu ne gars yi arrêté leen tàccu yi bu leen ma applaudissé ndax loolu bokk ci sunna loolu xam nañ ko même sa sam dafa ne woon sax fal yu kabbiru rijal yu safihu nisa isa nabakum shay'un fi sala bu amee lu leen dal si biir julli sax góor yi bu leen mais kabar leen wax leen allahu akbar boo leen kontaanee mais tàccu muy wax ay waxu dugg marché ak jigéen beeg mais loolu bokkul ci islam. Donc le xalif s'est prononcé semaine passée ma dégg ñu bëri di ko saaga sama xol jeex ndax kilifa la bi xam ne waruñu koo saaga te waruñu ko xas waaye moo koy yóbbee boppam ndax li mu prononcé wu mais c'est ça se fait pas par respect pour ñëpp sax kilifa bu njaboote ñëpp dafa war a tiim ñëpp ça se fait pas donc mu nekk xaritu Macky Sall loolu beneen mbir la mais Macky Sall la xalif la ñëwoon seetlu xaritam donc am na benn waxin bi xam ne wax dëgg yàlla waru ko am. Donc war lañ bàyyi xel mbir yooyu ndax damay gis Sénégal jamono bi tey mbiru tarixa yi ko commencé bëgg xëcc par force bëgg tàqali mbir yi diine te ñu sañcoon tarixa yi dama ne ñoom ci diine bu wér la ñu nekkoon tey jii nag seeni ay njaboot a commencé seeni ay njaboot balaa seeni taalibe théoriquement ñu ngi leen di topp di leen waxtaane waaye pratiquement dañoo sori lool ak ñooñu leen doon dund sori nañ trop ñooñu ñu ngi woon ci islam bu wér ñu ngi woon ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu sell ñu ngi woon ci topp yonent bi ci manière bu mu gën a rafetee nii ñu nekk leen def ni instant yi delloo ñu leen jukkal nous sommes en train de trahir ñi nga xam ne ñoo fondé turuq yi fii Sénégal te lii du suñu taxawaay warul nekk suñu jëfin warul nekk suñu doxin nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nañ ci bàyyi xel adduna bi yaatu na trop buñ nee l'islam dafa am ay charte yu ko tëral l'islam maandoo ko tëral l'islam bañ a ñaawe moo ko tëral l'islam boole moo ko di nga su amee 1000 choses yu ñuy tàqal yi ak benn chose bu ñuy boole kese boobu la ñu war a insister donc sëñ Mbaye Sy Mansour taxawaay ba mu taxaw du taxawaayu xalif général du taxawaayu ku uutu ku mel ni El Hadj Abdoul Aziz Dabakh wala ku wuutu Seydil Hadji Malick ci mandoom wax dëgg yàlla man xam naa si tijaan yu bëri nga xam ne wax dëgg yàlla am nañ ci lu leen métti ñu bàyyi xel nag ci jamono bi propagande bi gars yi commencé créer waaw aussi bien ci biir Mouridiya que ci biir Tijaniya du yoon gis ko taxaw na la waa la pensée économique de Cheikh Ahmadou Bamba wala la pensée sociale et juridique non loolu amul ñooñu amuñu fi pensée bu ñu fi créé ñun dañoo jël di wëyal pensée Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est la pensée islamique en tout cas la vision islamique de l'économie c'est la vision islamique des affaires sociales donc c'est l'islam moo sonaloon ñooñu il faut nag ñu dellu soit ñu wàccaat sur terre te nekk nit bañ a yàq liggéeyu ñooñu ne devenons pas ces traîtres là qui vont trahir l'enseignement de ces valeurs hommes téere yu bëri yu gaa yi bind gaa yi bëgguñu ko jàng bëgguñu ko gëstu ndax téere yooyu daf leen rappeler à la raison di leen rappeler à l'orthodoxie gaa yi lu ñu bëgg mooy jox gaa ay kiraama yi fi dof-doflu pour nax doomu aadama yi ku yàlla def nit nag def la kilifa jox la xel waroo nangu ñu def la gone di la nax jàppee la dof moo tax may insisté chaque fois naan gaa yi l'enseignement religieux islam dañ ko war a lay taayal nit ki su xamee islam kenn du ko buddi te kenn du ko nax nañ delloo ci xel yi te nekk nit pourtant ñu fi